mbokku internetu Sénégal Buzz 221 mbokk yi di am mbégte ak kontaante saa su ne ni ñu koy defee ak yéen di leen daralal ay ndaanaan wala ay kilifa yi nga xamante ni yéen a ngi leen di bëgg a gis à travers Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu tey la ñu dalal ndaw loo xamante ni yaakaar naa ni sénégalais xam nañ ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def da ciy bëggal ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais te nag ñu dalal ko fas yéene seq ak moom waxtaan muy suma frère Pape Sidi Fall Pape maa ngi lay siyaar bu baax di la bëggal la Alaaji maa ngi lay siyaar di siyaar mboolem ñiy seetaan Sénégal Buzz 221 te di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ci weeru koor gi ñu nekk maa ngi lay ziar bu baax macha allah yaa ngi ñuy ziar bu baax a baax waaye ni ma koy faral di baaxoo saa su ne sénégalais yàgg nañ laa gis nga leen di bégal waaye tey ça fait l'occasion nga toog fii nga xamante ni moo di Sénégal Buzz 221 soppey ak fans yi nga xamante ne saa su ne ñu ngi lay bàyyi xel tey lan nga yëkkati ci ñoom. xanaa ñaanal leen jàmm rek. di ñaan yàlla woyofal yen bi ndax diis na ci sénégalais yëpp. c'est très difficile pour les sénégalais surtout jamono ji ñu nekk nga xam ne influence Covid bi dafa jeex. influence su guerre Ukraine bi dugg. essence di tàmbalee manqué dund gi di waaj a yokku. yàlla nañu yàlla may xolu muñ Sénégal moom boo fi naree nekk di lim yenn mbir yi nga xam ne moom la ñuy dund. dafay dem ba benn instant da ngay mujj. nekk nit ku sikk wala nit ku ñu jàpp ne da ngay xeex gouvernement fekk na yàlla xam ne da ngay bëgg ñi nga bokkal réew mi nekk ci jàmm rek mais ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom macha allah ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom waaye comme ni ma ko waxee rek ñeneen ñu bëri tuddee la ko aussi l'homme des grands plateaux saa su ne rek boo ko defee sénégalais yëpp am ci mbégte nga ci joxe ay messages yu am solo yoo xamante ne ku ne bu toogee këram dina ci bàyyi xel Pape loolu nga xamante ni tey sénégalais yëpp nangul nañu ko ci leçon yu am solo yi nga xamante ne yaa ngi leen koy jox lan nga ciy waxaat sénégalais yi. waaw man de wax dëgg yàlla xeebu naa lool ci joxe ay leçons. sénégalais yi. mën na ma am nag damay am ay mbir yoo xam ne dama koy dajale di ko gis. mbaa may jàpp ne bu ñu ko defee woon nangam. bokk ci réew mi tey joxe sama xalaat ci doxalin wi. loolu rek laay def waaye du leçon yu may joxe. ndax je ne serai pas autant prétentieux. jusqu'à aller à dire que je vais donner des leçons aux sénégalais. maa gën a xeebu. maa gën a yéemu maa gën a tuuti ci askan wi nu bokk. waaye léeg-léeg nag dafay fekk ne. boo gisee nit ñi léeg-léeg ñu am ay jafe-jafe daw ñëw ci yow wax la. yàlla may la porox ndoll boo xam ne boo waxee ñu dégg la. muy ci télé muy ci rajo muy ci internet. léeg-léeg da ngay bàyyi sa yëfi bopp nag. jublu ci yëfi ñëpp wax ko. waaye jubluwuñ ci joxe leçon. waaye da ngay bëgg a yeggale baatu ñi nga xam ne seen baat yeggul yow sa bos fi mu yegg. nga yeggale fa seen baat. moom moo tax léeg-léeg nga am benn situation bu bien donné ci yar ak teggin. ci worma ak kersa. nga ne lii kat nii lay demee. waaye mënoon nañ ko defee nii. ndax ñiy dund lii ñu ngi am ay jafe-jafe. terewut nag léeg-léeg nga xaw a am ñu ne d'accord nañu am ñu ne d'accord ñu ne àdduna noonu la c'est ça la démocratie. c'est ça la démocratie bi nga xamante ne aussi ñenn ci sénégalais gëj nañ cee kontaan yàggul dara nga def plateau boo xamante ne aussi da nga ci delloowaat njukkal ñi nga xamante ne moo di jeunesse bi ci seen taxawaay ci réew mi ñi nga xamante ne war nañ leen ko mën a jàppale Pape jeunesse du Sénégal ni nga koy waxee jeunesse bu am jom lañ bu nangoo liggéey waaye jàppale bi nga xamante ne moom lañ leen war a jàppale moo des naka nga giseen la ñu war a mën a gën a dimbalee ñi nga xamante ne ñoo di jeunesse bi tey te à chaque fois nga yor seen làmmiñ di leen waxal. dafa am sama benn xarit bu tudd Aliou Sané dafay góorgóorlu. ba am as tuut. ñëw seet ci ay xaritam ne leen toog bi may toog neexuma te jàng na ba ami diplôme am. yàlla dimbale ko mu góorgóorlu ba am as tuut. gis ñu mel ne man. mbaa ñeneen ñi nga xam ne jàpp na ni bu leen waxee soxlaam. ñu géral ko ci sutura. mu dajale ba am juróom benn fukki junni muy 300 000 mu jënd moto. lijjanti am CMC am assurance. am casque am plaque. am permis de conduire. waaye alkaati yi léeg-léeg ñu jàpp ko ne ko défaut de catégorie mu naxtaananteeg ñoom ndax ñoo bokk tali bi. ñii dañuy def seen liggéey ñii di def seen liggéey. waaye réew mi bu fekkee ndaw ñi fi nekk. lu ñu bëgg a def rek am ay obstacles yu taxaw ci seen dikk. dafay metti léeg-léeg nga jooyal leen ne nit ñi kat li ñu dund metti na. dafa am bis dafa ñëw ak xol bu jeex sama kër. ci weeru koor gi ak waxtu ndogu. ne ma démb gaala dafa cóol quoi. su bi may wàcc 2000 laa yoroon ma jënd 1000 francs essence bàyyi ko ci moto bi jël 1000 francs yi ba doon jox ko maire bi. mais tey dama xëy toute la journée ma nekk ci liggéey bi mu tar lool ma daw ba am 4000 francs. ma ne su ma wàccee dinaa jënd 2000 essence jox maire bi 2000. benn alkaati jàpp ma rocc sama caabi dañ ko kar rocc caabeem. bi ñu roccee caabi bi alkaati bi ne ko boo joxewul 6000 doo dem. mu yàgg fa lool. daanaka ngoon gi presque liggéeyu ko ku ñu jàpp ay booru
16h ba 19h waxtu ndogu di waaj a jot. mu ne alkaati bi 4000 laa fi yor ñaan yeneen copain am yi ñii téeméer ñi 1000 francs ba mu mat 6000 mu jox ko alkaati bi mu delloo ko. caabeem nee na bi ma ko koy jox sama ronkoñ yi ak bi muy wadd benn la. ce qui veut dire que aujourd'hui même s'il n'est pas en règle. l'État dafa war a teg ay canevas ne képp koo xam ne da nga bëgg a dawal moto. am na ñoo xam ne dañuy dawal moto di def lu ci bokkul. ñooñu taxul ñuy wax ñi nga xam ne dañuy daan seen doole bañ a tàllal loxo ñaan bëgg daan seen doole dundee seen ñaq. en fait ñooñu la ñu war a bàyyi xel. ne ku bëgg a dawal moto lii mooy règle yi ñu régir pour moto. boo ko defee dëppoo nga ku nekk ci service de livraison cak-cak. boo ko matalul dëppoowul ak yoon bu ñu la jàppee dañuy immobiliser sa moto ba loolu nga indi ko ñu door la ko joxaat. ça aurait réglé beaucoup de problèmes te dina indi stabilité ci réew mi ba du xoñ nañ loo nit ñi parce que ndaw yu fippu baaxul ci ngóor. aussi day indi rancune ci ñu diggante takk der yi. baaxul takk der yi en général ñu ci bari ay borom baax lañ. mais léeg-léeg doo comprendre am na ñu baax lool waaye am na ñoo xam ne lees mën a wax bariwul. ci ay wormaa ki teggin moo tax ma gestu daal ne nañu leen utal ay papier par exemple boo yoree oto di ko dawal. da nga war a am carte grise. da nga war a am visite technique. da nga war a am assurance. da nga war a am permis de conduire. da nga war a am ba liste ba di mat alkaati mën na la jàpp ne la defal feu avant nga def mu ne defal arrière nga def mu ne la extincteur triangle roue de secours ainsi de suite ba mu jeex. loolu ñii dawal ñëpp xam nañ ko. te boo dëppook régal yooyu à moins que nga def infraction bu visible. alkaati mën na la verbaliser. c'est vrai. mais bu fekkee borom moto yi bu ñu lijjantee ba nuppi ñu jàppee leen défaut de catégorie. ba jàpp ne fi mu nekk nii gongo lépp yemb na. ñu jàppee leen défaut de catégorie bu yàggee day nuru xoññooñal. te ay ndaw boo leen yoree defuñ dara la nature a horreur du vide. nit ñi waruñu leen a xiirtal ci lu leen di bonle. dañ leen a war a xiirtal ci lu leen di baaxle. macha allah muy message bu am solo boo xamante ni jàpp naa ni ñu ñuy bàyyi xel dinañ ci jëriñu jàng ci loolu rek la ñu faral di bëgg suñuy ay jotaay képp ku koy bàyyi xel rek nga mën cee jàng jëriñu ci waaye aussi Pape bu ñu toogee ak yow aussi du ñàkk ñu laal ci li nga xamante ne aussi moo di actualité récemment gis nañu ko mu doonoon benn polémique boo xamante ni juddu woon na fan yi ci Sénégal si suñu benn siste ñu bokk ak moom liggéey bi ngeen bokk kër mi Ndeye Astou Dione polémique boobu fan yi juddu woon fii mu doon loo xamante ne aussi ñenn ci Sénégalais wax nañ ko pourquoi pas Sénégal tey da ngay invité ku nekk ci pouvoir ñi ànd ak moom kontaan ci nga invité ku nekk ci opposant ñi ànd ak moom kontaan ci mais boo dee wax dëgg dañu lay ŋàññi wala ñu ut tuuma bu ñu teg sa kaw loolu aussi nag nga ko gisee suñu Sénégal Pape. dafa méttee wax réew mi ñu nekk dafa méttee wax par parloo gi dafa àndatul ak xel. nit mën ngaa far fi la neex man dama invité Gabriel. muy défendre Adji Sarr ma ne ko d'accord na défendral ku la neex am nga ci droit lenn rek laa lay ñaan mooy na ànd ak worma ki teggin ndax bu ñu la joxee opportunité nga wax ay kilifa di la dégg da ngay wax ju ànd ak teggin bu ëllëgee ñu invité Aly Ngouille Ndiaye muy jàppal tànk Macky Sall mbaa ñu invité Cheikh Bara nit ñi naan lu tax ngay invité kii dafa dem ba nit ñi ñoom dañu foog ne nit bu àndul ak ñoom li muy xalaat warta wax déedéet c'est pas ça une démocratie une démocratie se voudrait que nit même soo d'accordul ak moom nga déglu ko mu wax boo koy tontu nga bañ koo tontu ci melokaan wala ci vie privée nga tontu ko ci argument bi mu la jox mu nekk argument contre argument ay nit bu ñuy waxtaan li ñu utaleeg mala mooy suñu xel aujourd'hui c'est vraiment réducteur et vraiment dommage de voir que sur le champ politique les idées sont devenues tellement terre à terre et bas nit ñi dañuy wax ci àdduna bi naka la ñuy def ba réchauffement climatique bi bañ ñu yóbbu naka la ñuy def ba am un développement durable naka la ñuy def ba ressources naturelles yi ñu mën ko requinquer naka la ñuy def ba infrastructure yi mën a développer naka la ñuy def ba ñun ñu jóge ci ñaar fukkeelu réew ak juróom bi gën a ndóol ci àdduna bi ba dugg ci réew yi gën a émergent dans l'Afrique et aujourd'hui malheureusement nos politiques et leurs alliés se limitent à des débats de ëmb na tëddee nañ ko violé nañ ko yàqante bi suñu biir ak tuumal bi ñu tu te dis est-ce que c'est ça que je veux pour mon pays quand tu dis lii warul la nekk débat bi feneen la war a nekk dañ naan yow kon li nga wax comme dafa arranger gouvernement bi yow tu es un vendu soo waxee benn vérité boo xam ne ça agace le gouvernement ils vont dire yow da nga ànd ak opposition bi et c'est pas ça aujourd'hui on doit laisser la presse la liberté de s'exprimer boo jàkkaarloog nit nga laaj ko ki fi nekkut bu fi nekkoon lim ko war a laaj
mu indi ay réponses par rapport aux arguments. Et puis ça aussi le rôle de la presse doit influer là-dessus. Presse bi léegi ñaare koo ci jël am na ko muy jàppal tànk ngemb mbërëm te loolu li muy yàq ci réew mi moo ëpp parce que baadoole yi ñoom ñu ngi toog di xaar bu ñu demee marché seen leket la cay dugg ndugg ma na mu yokkoo ceeb bi ni mu yokkoo diwlin gi gaz bi courant bi essence bi nar a yokku ceeb bi diwlin di suukar si loolu yëpp dañ ko fi ne ñokk na yàq bu naqari topp ci diw dafa ëmb diw nangam diw tëddee na ko diw c'est que le débat est tellement pauvre et tu te rends compte que ni c'est ça qui intéresse malheureusement quelques Sénégalais et c'est pas tous les Sénégalais que ça intéresse moo intéressé quelques Sénégalais et dafa mel ne loolu dafa nekk raison gardée maintenant dafa am benn waykat bu naan je ne fais pas ce qui marche mais je fais marcher ce que je fais. Astou Dione ak keneen ku nekk victime de ça on doit se poser la question est-ce que lii ça m'amène à quoi lii may wax nii lan la ci fan la may yóbbu. lan la may jariñ au finish mais excusez-moi du terme on s'en fout quoi c'est pas notre vie c'est sa vie. surtout akantumaak nag bi nga xamee ne. ay tuumay képp la ngir yàq deru doomu aadama wala bëgg koo décrédibiliser moo tax ma ni xam lépp wax lépp baaxul ndax nit a ngi toog yor junniy milliards yi problème wër tuuti problème mu doomu aadama di ko jéem a wili pande wala di ko jéem a weer bu ñëpp defoon noonu fi ñuy dëkk day nekk jungle boo waxee nit lu ñaaw dama koy wax sama xarit yi dama naan leen xuloo ñett la waxal nit ki li nga ko xamal boo nuppee waxal ko li nga ko déggal boo nuppee sosal ko bu nit tàmbalee sosal la nag na xaare lu ne koo fi jëloon tey sosal ko ne ko sa baay du sa baay sa xaritu baay mooy sa baay mu métti ko lool te fi nga koy jaarale mooy ci rajo ci télé ci internet te yàlla may nañu fa doole mais comme yàlla daf ñoo gindi ñu nekk ay nit ñu am xel ak yar ne du ñu wax lu ñaaw dañuy utiliser suñu opportunité bi ñu yàlla jox ngir wax lu baax rikk waay nañu encourager ñiy def loolu te bañ leen a ut a xarab macha allah mais aussi ñenn ñi nga xamante ni comme ni nga ko waxee rek ku ci ne am nga maison de presse boo xamante ne moo leen. je suis désolé mais dafa am ñetti mbir yoo xam ne ci àdduna bi yëpp day dox. mooy sexe sang ak sens. les médias c'est ça il faut du sexe. il faut du sens et du sang. tant qu'il y a ça les gens sont sensibles à ces genres de questions. mën nañu toog fii di waxtaan ci wàllu développement. wala ñu ne qu'est-ce qu'il peut faire de telle sorte que. Kaolack am port sec boo xam ne bu Mali jógeetee Dakar bu ñu camions yi bu ñu jógee Mali dootuñu yegg si Dakar Kaolack la ñuy yem dina indi désengorgement dina indi libre échange buy am si entre les pays afro frontaliers du Sénégal boo ko doon wax nit ñi ñaari nit lay seetaan wala ñetti nit. C'est vrai. Mais il suffit nga ni diw tëddee na diw wala diw laal na diw ñëpp ñëw taxaw nu mu ko defee like Morgan nu mu ko laalee nu mu ko c'est ça qui intéresse en quelque sorte les Sénégalais. Donc malheureusement yenn médias yi ñoom ils ne font pas marcher ce qu'ils font dañuy jël seen outil médiatique wala seen influence bi ñu am ñu utiliser ko ci wax yoo xam ne ça n'a ni queue ni tête. Quand tu parles de quelque chose d'autre les gens disent ouais yow li ngay wax ñëw di la saaga et quand tu te rends compte ces pages qui font ça ces animateurs qui font ça ils occupent le devant de la scène ils font le buzz mais le buzz c'est éphémère laajal Alioune Mbaye Nder le buzz oui c'est éphémère très éphémère kon lu ñu war a bàyyi xel la macha allah mi kàddu yu am solo yoo xamante ne aussi kàddu jàngale la rek waaye aussi ma tëjee ak moom rek ci benn point boo xamante ne aussi tamit du ñàkk tamit suñu toogee ak ku mel ni Pape Sidy tamit ñu waxtaan ci ak moom suñu sista bi nga xamante ni damay comment dire sax Mbayang Thiam sa maladie aussi dégg nañ ci ay façon wax junne aussi ci li nga xamante ne moo ko dal ñu koy ñaanal suñu borom yëkkati ko ak jàmm mais la maladie de Mbayang Thiam ni ko sénégalais jëlee waxee ko dañu ko jël kaas def ko ci empoisonnement ak yooyu noonu kàddu yooyu aussi ba nga ko déggee te nga bokk ak moom kër nan la def ak lan nga ciy wax sénégalais. waaw yaay Mbayang dafa am problème mu bët. man dama am problème mu bët. ay weer lay takk du dama bëgg a rafet dama am myope. dama am lu ma def. wala lu may def loo xam ne baaxul ci say gët te mënuma koo arrêté. mooy nit ñi boo leen wuyuwul message. mbaa wuyuwoo téléphone ñu ne da ngaa yëg sa bopp. boo ci nekkee mu indil loraange say gët. nga def choix wu ut ay lunettes ngir sa myope bi nga am mu bañ a empiré wu. léegi nag bu fekkee nit daf caa porox ndollu ci jàngoro jàmbur. jiiñ ci keneen leneen. loolu la ñuy wax ay diffamation. baaxut ci ñi ngi koy jiiñ.
baaxul ci yow mi koy jiiñ ndax bés dina ñëw ñu sang suuf sa kaw. nga war a layoo jëf ji nga wax ji nga wax wala tuuma yi nga teg doomu jullit. dafa am benn waay bu ma mës a dégg mu lim ay nit ñu bari dal ne ay góor jigéen lañ. ma ne astafirullah ay waay lii bu la ko àdduna jaral leeru la li ngay wax buñ la woowoon ci kanamu yoon ne la li ngay wax foo ko teg doo am fenn foo ko justifier. dama am benn facilité bu ma xaw a am bu ma nit ñu nettalee benn affaire ba pare dama naan la foo ko teg wala qu'est-ce qui le prouve. boo ko prouvé ma gëm la boo ko prouvé wut ma xam ne man ngaa jóg rek sosal nit ne Alaaji nangam bu Sénégal Buzz xam nga ko. moom de nangam la. léegi yow bu fekkee da nga yem ci déggu version kooku rek dégluwoo keneen ki. te dara leeru la ci après mënoo ko vérifier dañ ko posone dañ ko liggéey. mënuma koo gëm. man daal xam naa ni yaay mbayang am na jafe-jafey gët. jéem na koo faj ci réew mi mu indil ko lompoñte ce qui veut dire que le plateau médical du Sénégal reste à relever. ndax suñuy autorité bu ñu woppee duñu fajoo ci réew mi moo tax xamuñu li fi xew. mooy yi fi jëkk a nekk yi fi ne ak yi fiy waaj a ne. bu amul changement il faut que ñu nangu ne réew mi baadoole yi ñu ngi sonn ci kër docteur. docteur yi ñu ngi sonn ci kër docteur. ndax faj xam-xam la bu ñu lay jàngal waaye lay tax nit di faj mooy piqûre mooy catéter moom mooy bistouri moom mooy gant moom mooy matériel de scanner il faut que réew am ko pour mën a yeggali seen xam-xam boobu ci nit ñi ngir ñu mën a ànd ak wér-gu-yaram. bu fekkee loolu dafa gàllu goose day indi problème. moi je ne suis pas du genre à comprendre ou à croire que dañ koo def nangam wala lii la fii la nii la fa demee wala naa la fa demee man dama gëm ne. wopp ak doomu aadama ñoo ànd. tànk duggoo ci bàmmeel doo denc di ko def. kër docteur du ñu say noon say bokk lañ waaye bu fekkee ñoom it dañ leen a yóbbu arme guerre ba pare joxuñu leen arme yu ñu xeexee. day jafe ci ñoom ngir ñu mën a gañe xeex bi ñuy xeex. comme c'est un problème de tous les jours. Il faut que nous réfléchissons ensemble sur un État qui pourrait prendre en considération d'abord pour commencer à dire à nos autorités religieuses, étatiques et coutumière ne leen réew mi dootoo leen fi génn di fajooti. bu ñu ko defee benn yoon ñaari yoon xam ne bërëb sangam jàngoro sangam mu ngi fay faagaagalay doomu aadama dinañ ci uti pexe ndax du ñu bëgg denc mbaa du ñu bëgg seen jaboot denc waaye bu fekkee dañ ñoo bàyyeek l'hôpital yi ak la fa nekk. matériel bu ñu ko jëndoon bàyyi ko ci hôpital bi bu fa defee 10 ans mën naa xëy mu am ay benke ñenke ci loolu aussi laay profité rek Pape ma tëjee ko rek ci grève bi nga xamante ne aussi ñu nekk ci hôpitaux yi tamit ñu ngi koy def ak fi jamono toll nit ñi wéruñu jafe-jafe yi bëri na si nit ñi yooyu aussi lan nga ciy yëkkati rek ñu daal di tëj. waaw dafa am seen nas ndaw su ñàkk bakkanam. soo xam ne mën nañoo gëm ne. xam nañ ne. négligence. wala. ñàkk a wekk doomu aadama moo tax waaye bu ko fekkoon ne amul négligence. amoon na wegeel. dina gudd fan wala dina àndaale doomam. te loola xew Louga. mu ngi xew fu ne ci biir réew mi. nous sommes autant que nous sommes tous d'accord que hôpital yi am nañu problème mu. accueil ak problème mu prise en charge. ak problème mu formation. qui fait quoi. loolu mooy bi njëkk. bi loolu amee ba. soxna soosu Louga génn àdduna. dafa am jeexital yu ci am. on en a parlé dans une émission. mu créé benn boucan bu extraordinaire et le lendemain mardi lañ ci wax mercredi. ñu def conseil des ministres. jël ay mesures yu drastiques pour radier. wala pour démis de ses fonctions le directeur de l'hôpital de Louga. qui par la suite on nous a dit que c'était un bon directeur peut-être. waaye mënoo def sanction ndax. Bartolo Joola bi mu suuxee Abdoulaye Wade yemul woon ci dàq ministère de tutelle bi dafa dàq ba dàqaale Mame Madior Boye fa la wàcce woon. contraindre à démissionner pour sanctionner un gouvernement d'avoir laissé des gens mourir sans pour autant ñu am ay solution beneen bi des mooy bu ñu nee ñii dañu leen a jàpp teg leen loxo dafa am lu ñuy wax mandat dépôt ak contrôle judiciaire. man day sama xam-xam mooy képp ku ci bokk. nan ko jàpp tëj ko ndax boo sàgganee ba bakkanu doomu aadama rot. yow tu dois être sanctionné. li ma jàppoon mooy bu ñuy sanctionné ñu sanctionné directeur bi sanctionné ministre bi. bu ñu ko defee. dinañ xam ne l'État a une réelle volonté. de résoudre ce problème waaye jàpp ay pauvres sages-femmes tëj leen ne leen mandat de dépôt de 6 mois après on mène une enquête. koo xam ne dawut génnut puusut paasut nee ko dañ lay def contrôle judiciaire chaque nangam sangam ñëwul pointé ba ñu xam ne yaa ngi fi
boo ko deful daañu la fekk sa kër. ba pare mener enquête bi rigoureusement. ñëpp ñi ci bokk nga jàpp leen denc leen ci kaso bi parce que dañu fauté. waaye bu fekkee da ngaa xëy ay sage-femme banque seeni yoxo ne ñoom dootuñ def dara. journée sans accouchement. c'est très grave pour un pays. extrêmement grave pour un pays moo tax ñu war a bañ a woroo gis-gis fajkat yi ak askan wi. ndax ñi ñu yilif bu ñu woppee du ci hôpital yooyu la ñuy fajoo. bu ñu woppee ñu ngi fajoo ji ci clinique yi gën a xaay. wala ñu fajoo ji bitim réew. ñun baadoole yi ñooy jëflanteeg médecin yi ak kër docteur. bu nit ñi fexee ba ñoom ñu jéem a fànq seeni loxo ñun la ñuy lor. ñu nit bu ñu nit ñi jaxas ñu fexee ba nit ñi amal dans sage-femme yi wala waa kër docteur. dafay indi problème. moo tax il faut trouver le juste milieu. il faut que justice soit faite. mais que la justice soit applicable à tous les niveaux. et doit sanctionner toutes les personnes qui sont intervenues de près ou de loin à cette affaire. et sans complaisance. waaye man jàpp naa ni ay nit nag wax dëgg yàlla waruñu def njombe lu ni toll ba pare ne dañuy def grève. c'est-à-dire réew mi. ci structure publique yi nit dootu fi judd. dafa grave. ak fi jamono toll nga xamante ne wéradi bi dafa bëri. nit ñi kenn wératul. loolu dafa grave quoi. c'est-à-dire nous on est sage-femme et on fait une grève. personne ne va voir le jour c'est extrêmement grave. et je pense que il faut que ñu déglu leen ñoom it. sage-femme yi ñu wax lan mooy seen ay problème parce que sage-femme yi bu ñu décidé woon a wax yow ci sa bopp nga ragal dem l'hôpital. wallaay dëgg la. personnel de santé yi bu ñu décidé woon a avouer. nga ragal a dem l'hôpital nga ragal a dem kër docteur ndax dafa mel ne kër docteur moo gën a wopp malade ya fay dem. fi ki nit ki feebar yaakaar pour wéer fa léegi fa lay ragal a dem parce que jàpp na ni bu fa demee dafay ñàkk bakkanam. c'est dommage. il faut une réelle volonté politique. tout revient à la politique. dafa am benn xaalis boo xam ne dañ koy jot soit dañ koy leb ci saw tur. leb ko ci saw tur wala nga génnee sa koppar ma génne sama koppar ñu boole ko mu tudd ay impôt. ñu dajale loolu ne xaalis bii nañ ko yóbbu kër docteur. xaalis bii nañ ko yóbbu kër sport. xaalis bii nangam. léegi xaalis booba na yegg fa mu war a yegg. ñu bàyyi séminaire yeeg conférence à n'en plus finir yi. surtout xool naka la ñuy def. ba réew mi ñi ko dëkkee. te nekk ci di ci góorgóorlu. mën a jot seen moomeel. ci ni mu waree. ci ni mu waree macha allah mbokk yi muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na seqoon nañ ko am moom waxtaan ngir leeral rek. ay ton interview est très sérieux toi. macha allah très sérieux. damay suuf rek de yaa sama DG damay say tànk laay jar. man kay xaw ma kañ laa fi sérieux wi nii sax. ah non c'est l'heure est grave en fait c'est très sérieux mais bon. yàlla baax na damay bañ gars yi foog na dama sérieux man président association xëdd tëdd yow ndogu et des immatures aussi je tiens à le signaler. mais aussi chaque jour damay bëgg a tàggoo mais à chaque fois xam nga bu may toogee ak yow est-ce que affaire yi day ñëw quoi te dama ko comprendre mais aussi beneen facette boo xamante ne ba tey sénégalais ñu ngi koy dund mu dal kenn ku si koo xamante ne ku sénégalais xam la muy célébrité di Marème Diallo bokkoon ci Evenpro je pense que war nga ko xam. bokkoon ci Halima sama xarit la. sa xarit la démb ñu ngi gis ay vidéo am sénégalais yëpp di ko partagé ñuy wane ni mais loolu aussi bu ko dalee ndax ñun Sénégal noonu la ñu war a mën a jàppalee suñu doom ci ay jafe-jafeem génnee ay vidéo di ko publier di wane ne dafa tàkkale ko xelam xamuñu ndax dëgg la wala du dëgg mais loolu ndax ñun war nañu ko defante suñu biir suñu doomu réew. Ce pays est extrêmement malade. ku jéggeegul dex warta reeke lab. celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. wallaay dëgg la. dafa am loo xam ne dañ naan dama koo ragal a def. am loo xam ne dama koo rus a def. ndax bu ma koy def ba nit fekk ma fa mën naa am ma am gàcce. am na loo xam ne dama ko ragal a def parce que damay bañ ñu dóor ma mbaa ñu jàpp ma mbaa ñu tëj ma dama ko ragal. am na loo xam ne nit daf koy def mu ne dama koo jomba def. rusuma ko ragaluma ko waaye sama ngor moom may duma def lii. c'est que c'est tellement sensible que nit day wopp. ñun ñoo lay ràngati. dans cette société. On doit l'aider Marème Diallo. pas l'exposer ou ay bokkam surtout. ay bokkam ay xaritam yi ko jege man sama xarit la dañ ciy waxtaan avant muy génn ay série infidèle wala xaw ma ban série la. maîtresse d'un homme marié wala Marème Diallo après laa dégg ne moom la tudd. mais man Mariam Halima Gadji laa xam. elle m'appelait Lexu. moi je l'appelais Dof. on s'aimait bien. ba li ko dal personne n'est à l'abri. te Sénégalais dañu soofantal genre feebar yooyu bu la dalee dañ lay reetaan keng et tu te dis on rit du malheur des autres et ça se fait pas c'est pas bien.
mais on doit vraiment l'aider. Elle a vraiment besoin d'aide. Surtout kër docteur ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu faj ñi am jafe-jafe xel. parce que dépression dafa graaw. mais fii nag réew mi boo nee nit dafay stress yi ngi ray les gens sont en train de faire des dépressions dañ naan la réew mi ko am connexion waroo dépression fekk non pression sociale yenn soubassement wu mbir yoo dund sa àdduna doo ko mën a expliquer nit te fekk mu ngi lay ronger intérieurement da ngay dem ba jeex takk. yàlla na yàlla defal ñu jàmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin Pape Sidi kontaan nañ ci jàkkaarloo ak yow. ma bàyyi la ba joxe dernier kàddu rek ñu jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. maa ngi tuub tey jéggalu bu fekkee kàddu yi am na lenn lu ci dëppoowul ak war ma. te di ñaan jàmm sax ci Sénégal yàlla nañu ko yàlla boole. amiin yàlla nañu ko yàlla boole mbokk yi di kontaan bu baax a baax ci jàkkaarloo ak moom di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.